jagleel rek wàllu coronavirus fii ci Sénégal gis ngeen ko kon soxna Marie Khemesse Ngom Ndiaye di directrice générale de la santé kon daal di def rek point bis bi buñ sukkandikoo nag ci soxna si am na ay chiffres yu am solo yoo xamante ne jox na ko jëm ci wàllu jàngoro ji fi ñu toll tey li nemmeeku rek mooy ci 800 tests yi nga xamante ni def nañ ko juróom fukk yi ak juróom-ñeent ñoo positif juróom fukk yi ak benn ay cas contact la yoo xamante ni waa kër jëwriñ ji doon dénk wàllu wér-gu-yaram ñu ngi leen di topp wante nag am na ci juróom-ñetti cas yoo xamante ni ay cas issus de la transmission communautaire la Patte d'Oie am kon cas bu njëkk boo xamante ni kon gis nañ ko fa wante it Touba am na benn juróom-benn ca Thiès sunu naataango ba nekk ci kër jëwriñ jë bu pare rek muy Pape Fara ñi nga dañuy dem ca moom mu faram fàcceel ñu chiffres yi nga xamante ni kon ministère de la santé jox nañ di ko Pape Fara ginnaaw bi la nuyoo nga résumé ñu rek li nga xamante ni kon mooy situation du jour bi. jërëjëf Chérif maa ngi lay nuyu di nuyu mbokku téléspectateur yu télévision Groupe Futurs Médias ni nga ko waxee noonu la première remarque rek mooy test yi ba léegi mu ngi gën a yokk ni ki démb 823 la woon tey tamit 800 test la ñu def maanaam juróom-ñetti téeméer ci test kon loolu assiette bi nga xam ne moom lañ dem wax yaatu na ngir ñu mën a xool saa buñ ko defee rek dinañ jege li nga xam ne moom moo nekk juróom fukk naam sax tey benn moo ko tee mu nekk juróom fukk ndax démb maa ngi ko dem wax bu dee bés bu ne danoo am juróom fukki cas soo ko calculé ci semaine bi ñeenti téeméer ak ñaar fukk lay doon loolu rek weer rek daanaka nga am ñaari junni ñaanuñu ko yàlla te fi mu toll nii nag foofu lañ jëm waaye test de positivité bi 7,3% te ba léegi Chérif passé gul 10% kon ba léegi ñu ngi ci marge bi nga xam ne la ñu am mën nañu wax pic bi diggante boobu lay am ni nga ko waxee rek li ci bëri nag ay cas contact la ñoo xam ne gis nañ leen xam leen waaye juróom-ñett ñi dañuy bëgg a wax lu ñuy wax cas communautaire mooy ñi leen wàll kenn xamul leen peut-être mun lañ leen rattaché ci cas contact yooyu waaye ñooñu mënuñoo tracé fan lañ ko jëlee loolu mooy tax mu nekk lu doy waar peut-être sax cas communautaire boobu mu ngi ci biir contact yi wala kenn xamu ko mais li ci gën a doy waar rek yow am nga feebar bi xamoo ne bii bërëb laa demoon ba jëlee ko fa wala fële laa demoon jëlee ko fa moom mot nañu juróom-ñett naam Patte d'Oie am na kaam bu njëkk xam naa loolu beneen jàngat lay doon Touba moom tamit saa su ne ñuy nemmeeku ci cas yi xam naa moo nekk tailleur ba nga xam ne moom la ñuy wax ci suba moom la ñu jàppoon mu daal di daw ba ñu fekkaat ko ci bërëbu fajukaay jël ko mais Thiès nag mbir maa ngi fay doxantu ndax juróom benn mu nga fa kon ca diwaanu Thiès naam gis nañ tàllu si la matuwaay ni mu jël ak ña fa dëkk nañuy gën a jël yeneen matuwaay ngir fexe nag li nu mel ñu dakkal ko fa fukk ak juróom-ñeent wër na temps yi la nag ñi dem wër dafa wàññeeku woon lool ay ñeent lañ dem am ay juróom-ñaar ay benn tey nag fukk ak juróom-ñeent ñaar fukk benn moo ko tee mu yegg ministre bi nag gis nañ changement communication ci li nga xam ne moom lañ def dañuy lim fi ñi wër nekk nee nañ ca dalal jàmm fukk ak ñaar ñoom ñoo fa wër moo nekk ca diwaanu Géejawaay fële ca jam ñaajo ñeent ñoom ñoo fa wër bañ dinañ dellu seen kër ca Sédhiou am na kenn ku fa wër ca hôpital Fann am na kenn ku fa wër ak ca diwaanu Kolda am na kenn ku fa wër li nga xam ne nag moo nekk cas grave yi ñaar yoo xam ne ñu ngi leen téye fii ci l'hôpital Fann ak hôpital principal ba ñu mbas bi duggee ci réew mi ba léegi ñaari fan ci weeru mars loolu nag nañu xam ne xayma bi dafa bokk ñi feebar bi dal ba léegi ñu nekk ci lali hôpitaux yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo wër loolu moo toll ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar ci cas positif la ñu am waaye ñetti téeméer yi ak fukk ak juróom yi ñoom wër nañu ba dellu seen kër juróom-ñeent ñoo ci ñàkk seen bakkan kenn ku ñu rawale ko mu dem biti réew kooku nag moom mujj na ñàkk bakkanam foofu sax di ab français lu toll ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar jamono ji la ñuy faj loolu nag xaw naa bëri xaw ñu ministre bi amoon na yenn sites yu mu dem xool ngir ñu élargir ko ndax juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar bëri na suñu yeggee junni dina nekk loo xam ne lu doy waar la ndax suñu système sanitaire bi dina ko àttan wala déet loolu daal ay questions yu bëri la benn waxtu incha allah Chérif dinañ dellu si waat fii ci makkaan bi yor ministre bi yor wàllu wér-gu-yaram bi yeneen xibaar yu ñu fi am ñu daal di koy séddeeg yoonu waxtaanee ko kon tey loolu moo fi gën a fës ñu bàyyi la nga wéyal ak say invité ak ñi lay jàngatal. kon ñu sant ko gërëm ko moom Pape Fara ñi ngi di son ndaw ñu teewal fële ca ministère de la santé ñu doon def kon point du jour bi jëm ci coronavirus bi comme ni ñu ko gisee jamono ji nag Sénégal am na ci juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñaar di 882 cas yoo xamante ni kon moom lañ am ba mbir mi duggee Sénégal di mbas mi di ñaari fan ci weeru mars bi ñu génn kon laata rek léegi tey mu daal di mat ñaar ay weer xam naa danañ dem également ci Thiès balaa ñuy dalal suñu gan parce que Thiès it bisab tey bi fes nañ ci ndax am nañ juróom-benni cas communautaire Cheikh Anta Diop maa ngi lay nuyu Cheikh Anta.
waaw Chérif. waaw ñu ngi lay nuyu di la ziar lan lañ mën a xam ci juróom-benn cas communautaire yi foofu ca Thiès. waaw xam nga juróom-benn cas communautaire yi annoncé nañ ko waaye nag c'était prévisible ndaxte bëri ki démb rek mobilisé woon nañ personnel santé yi nekk fi nga xam ne moom mooy diwaanu Thiès muy ci district sanitaire bi ba yóbbu leen woon ñu doon def ay prélèvement yi nag ñu ngi ko doon def ci ñaari hôtel yi nga xamante ne dañoo jël ay nit ber leen fa rawatina ñi nga xamante ne góor ñi nga xamante ne moom moo faatu woon ci jàngoro ji dëkk fukki buntu dëkk fi nga xamante ne mooy buntu dépôt foofu nag jëloon nañ lu toll ci juróom-ñetti fukk ak juróom-benn contact ñoo xamante ne aussi ci daanaka ci famille yu góor gi lañ bokk ak quartier yi nga xam ne ñoom ñoo wër foofee ba yóbbu woon nañ ñu mettre leen en quarantaine am na benn ndongol daara joo xamante ne moom it dafa langoon oto ànd ak ñetti moromu daaraam jógee fi nga xamante ne moom mooy Touba duggoon Thiès bi ñu ko jàppee nag bi ñu defee test bi nag dafa am doomu jàngoro yeneen ñaari dañoo daw kon nag mu nekk loo xamante ne doy na waar lii ci diwaanu Thiès ndaxte cas communautaire yi ñu ngi gën a bari te cas communautaire fu mu baree moom wax dëgg fa yàlla bu ñu sàggoonul dina exploser ba tax na gouverneur bu Thiès ak préfet bu diwaan bi ni Moussa Diagne ñoom temps yëpp doon nañ ci jël ay matukaay ba gisoon nañ sax ay daara yoo xamante ne ñu ngi leen commencé woon di leen tëj di yóbbu seen ndongo yi seen dëkk yi nga xamante ne fa la ñuy jóge mu nekk mbir moo xamante ne doy na waar lool ci diwaanu Thiès ñu gis ne aussi fi nga xamante ne moom mooy jandeer bërki dem boo njaare am na juróom-ñaar ñoo xamante ne am nañu doomu jàngoro ci soxla soos nga xamante ne moo doon jaay kasoot jële woon ko fa tey jii ci diggante toor mbi jëm ak fi nga xamante ne moom mooy jandeer daanaka jàngoro ji moom fay commencé am te loolu it doy na waar ndaxte gis nañu bërki démboo njaay laa doon dem Gayaar dem ci foofu nga xam ne mooy marché bi ñuy wax kër Abdou Ndoye foofu nga xam ne fa la ñuy jaay ay légumes foofu aussi keroog sax dama faa fekk sous préfet bu Pout dama waxtaan ak moom mu ne ma damaa ñëwoon fii ngir waxtaan ak commerçant yi ngir ñu mën a tëj marché bi ndaxte foofu dankaloo ba ak jaaykat yi nañu fa bare dafa jéggi dayoo ci lii ci diwaanu Thiès marché central aussi ni ñu gisee jaaykat yi toog fii di fiy jaay ak ni ñuy dankaloo malgré que autorités yi jël nañu ay mesures ne 2 heures pile dañuy fermer marché bi mais taxut ba léegi maanaam dankaloo boobu mi ngi fi am ba léegi te gis nañ ci yenn ci ay taal bi ñu ngi ci biir marché bi di taxawaalu kon nag loolu mu nekk loo xamante ne doy na waar te lii bu ñu jógulee cas communautaire moom fu mu baree rek bu ñu sàgganul dafay exploser kon tey jii ki nga xamante ne moom mooy gouverneur bu Thiès di Mouhamadou Ndaw moom it defe naa ne am na ci taxawaay bu ñu ci war a def ak ki nga xamante ne moom mooy préfet bu Thiès di Moussa Diagne ñi nga xamante ne ñoom ñaar ñëpp jamono yëpp ñu ngi lëlu di tëju ak autorités yi nekk fii ñuy autorités locales yi xool man pexe la ñu war a jël am na si sax ñoo xamante ne autorités locales yi nekk fii ci fu mel ni Thiès Nord Lamine Diallo démb rek mu ngi tiré la sonnette d'alarme di wax ne Thiès li fi am tey buñ ci jógulee mbir mi dina jéggi day defe naa waxi démb bi moo ñëw tey jël nañu ay ndaw yoo xamante ne tàggat leen dugal leen ci biir dëkk bi ay volontaire ànd ak waa Croix-Rouge di dugg ci marché yi di dugg ci kër yi quartier populaire yi ngir sensibiliser population bi respect yi nga xamante ne wax nañu ko ngir takk masque yi am na naam ñu koy takk waaye ba léegi dafa des ci biir diwaanu Thiès tax na commissaire bi nga xam ne moom mooy commissaire police Ngent di commissaire Sène moom it su nekk mi ngi ànd ak alkaati yi dugg ci ay oto di traqué jàpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo takkul masque démb sax boo demee police Ngent dafa fees dell ñoo xamante ne doo takkuñu woon ay masque kon nag loolu defe naa ne lu bokk na ci li nga xamante ne li gën a nag yootal jàngoro ji fii ci diwaanu Thiès Chérif. jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm xam naa Cheikh ñu jox la daje rek ci kanam ci sunu xibaaru 13h yi su ko defee kon nga gën a ñëwaat ci détails yi kon ci juróom-benni cas communautaire yi nga xamante ni kon diwaan bu di Thiès enregistré na ko ci bisab tay bi jërëjëf Cheikh kon mbokk yi ni leen ko waxee rek ci édition spéciale bi ñu am fi gan comme ni ñu ko tàmbali démb ba léegi ak soxna Aram Touré tey jii nag sëñ Alioune Ndiaye lañ fi dalal moom nag ab inspecteur de l'éducation la ku na xam ko ci wàllu njàng ak njàngale jiite woon na fi inspection d'académie bu Tambacounda ak bu Kaolack sëñ Ndiaye ñu ngi lay nuyu. Chérif maa ngi lay fay. am nañ mbégte di ànd ak yow ci édition spéciale bi maa ngi koy wax sànq di leen waxtaane bu baax a baax wàllu njàng meeg njàngale mi ndax virus bi moom daanaka bàyyiwut benn fànn fépp la laal rawatina kon wàllu éducation ba tax na kon di leen ci xuus bu baax ci suñu ndaje mi wala laataa loolu rek am nga commentaire ci chiffres yi nga xamante ni ministère de la santé joxe na ko jëm ci mbas mi. waaw xam nga commentaire bi jiitu bi bala ma ciy dugg danga may ma jaale professeur Massamba ndax soxnaam dafa nelaw. suñu waajur tamit di Sakoki di kenn ci ñun nekk dépositaire de la tradition jógee ci Leyti ba ca Mbuldi nga xam ne ñooñu ñoo yore lépp luy wàllu xam-xam ci Jolof moom itamit démb ci timis dafa nelaw ñu ngi noonu di ko yóbbu Jolof moo tax maa ngi ciy jaale askanu Maar Gisee Kume Njaay ñëpp résumé bi may def mooy dañu gis ne y a une tendance haussière boo xoolee tey bi ñu doon wax am nañ benn cas
ñaari cas ñetti cas maanaam ay décès dem nañ tey ba yegg 9 loolu nag dafa laaj ñu taxaw seetlu am yeneen posture wane tamit humilité ci situation bi. loolu muy lu am solo comme ni nga ko waxee sànq maa ngi koy wax sànq te dem da ngaa yor am formation historien nekkoon historien ci wàllu taarix ku ne xam ne ni mbas moom yàgg naa sonal àdduna wante xeetu mbas mi moom ndax yéen ci li ngeen jàngat ci kàggu yi mës ngeen a gis bu ni mel. waaw xeetu mbas moom am na toujours ba ci jamono yonente bi sax mbas amoon na am na ay jamono dañ daan jël picc yi di leen yóbbu ay booru Espagne di ci def ay bataaxal ba mu am lu mu fa jur. am ay loraanga yu fa am peste xam nga ne am na fièvre jaune xam nga ne am na ay professeur ay borom xam-xam ku ci mel ni Mor Ndaw nga xam ne wax dëgg yàlla def na teesam ci yooyu ay bidon yu doon am ay mbas yoo xam ne daan am fii wane ne loolu yàgg na am ci taarix bii nag dafa xaw a spécifique te gis nga bii mu commencé am rek ci wàllu école bi ñu ne kon nañu anticiper fête yi waroon a dellu si le 6 rek dama dem ci benn document boo xam ne dañ ko defoon avec le système des Nations Unies muy INE di wane ne su problème amee que muy guerre am mu am ay réfugiés que muy tremblement de terre am wala mbas maanaam li ñuy dund nii nan def tout ba assurer éducation parce que éducation dafa fondamentale kooku dama ko waxoon ne leen kon nañu xaar ndax le 6 bi ñu waxoon bul fàtte ne dañoo jàppoon ne le 6 avril lan waroon a jàngi ci biir loolu bi ñu analyser xoolaat xam ne jël nañ beneen takk ne le 4 mai la ñuy jàngi waaye tey xam naa loolu dana ñëwaat ci biir waxtaan bi xool loolu nan lay mën a nekkee. le 4 mai ayubis bi ñu dëgmal la gis nga sax ministère de l' éducation am na leen nasaraan ak tey xeexu jamono ñu koy wax fake news ay xibaar yoo xam ne wérut ñu génne woon ko ci internet bi démb daal di ne na gone yi dañuy jàngi wante loolu ministère bi wedd dina ko ci dàqun sax daal di porte plainte képp koo xamante ne kon yaa ngi biral xeetu xibaar yu dëgguwut yooyu dafa mel ni kon pression am na ci acteurs yi. waaw pression war na bañ a am. man pression du ma ko subir mukk gis nga réflexion intellectuelle dafa àndul ak pression dëgg la nañu def ndànk réew mi ñun ñoo ko bokk borom réew nag amatul am na kuñ teg ci bopp réew mi ñu jox ko pouvoir yépp gis nga même wàllu ordonnance boo demoon tey ci taarix nga xam la France dans ses régimes nga xam ne roi ordonnance la doon jël gouverneur di jël ordonnance nga xam ne pouvoir lañ ko jox waaye tey même moom tey dëgg la mooy dawal politique bi mais dama laa bëgg a xamal ne am na ñu muy déglu gis nga inspecteur ba lay jël décision dana déglu directeur d'école bi mu defal ko avis bu dee IA la mu déglu IF bi mu defal ko avis bu see ci moom war a jàll feneen ki ci kaw balaa muy jël décision dafa am avis boo xam ne mooy motiver décision am. base bi dañ leen war a déglu. base bi dañ leen déglu gis nga lii mbiru école la te amul benn askan boo xam ne atteindre na âge d'or ci école. école moom musta toll ci waxambaane maanaam day nekk ab xale rek wala mag moo xam ne fépp ay métti c' est valable pour les États-Unis c' est valable pour la France c' est valable pour Danemark bi nga xam ne cas d' école la. maa ngi profité di nuyu sama sœur Rokhaya Diawara mi ngi Paris mi ngi UNESCO mi ngi ñuy déglu mi ngi ñuy seetaan donc école mbiru ñëpp la nañ def ndànk. naka la école bi mën a muccee kon ci mbas mi mooy laaj bi ñëpp di laaj. école bi danañ ci ñëw waaye dama laa bëgg a xamal ne la ki nga xam ne moom lañ dénk réew mi. mënul jël décision te fondé wu ko tey ci décision médecin yi ñu profité ci di leen jaajëfal aussi waa Revocap muy réseau des volontaires communautaires pour l'appui au personnel de santé di leen jaajëfal di jaajëfal le professeur Seydi. donc tey dafa am loo xam ne du question spécialiste bi kese du question borom réew mi kese en fait ki ñu dénk réew mi du question gouvernement bi kese tey dafa am ay techniciens yoo xam ne dañu leen di déglu muy les médecins. ñoom rek ñoo mën a déterminer. loo xam ne léegi médecins yi prononcé goon ci yow nga nekk acteur xam bu baax système bi ndax jiite woon nga ko wax naa ko sànq au niveau kon décentralisé fële nga xamante ni moom mooy ca Tambacounda. ak fi nga xamante ni moom mooy ca Kaolack. léegi boo gisee ñu toll ci situation bi lan nga jàpp ni fa lañ war a jaar ngir sauver l' école. jiital sauver école loolu nañ ko bañ a jiital gis nga cette vision mercantiliste là nañ ko bàyyi. école du loolu du sauver école du ay milliards yi ñu fi def nañ ko sauver du loolu gis nga tey boo demee au niveau de la rue Dulme wala nga dem fii Bourguiba
ndéem si yàlla paa yëri ma fa nekkoon ak ñiy siire am na expression boo xam ne xam nañ ko l'éducation coûte cher. Si l'éducation coûte cher essaie l'ignorance. École doo dem jëli fële ab sagarab comptable rek bëgg ko indi ñuy def sa métier d'épicier la du loolu nañu def ndànk xam ni du ñu ne nañu sauver coûte que coûte l'année déedéet nañu def ndànk delloo si ñi nga xam ne tey ñoom lañ fi teg nañuy génn di communiquer la nature a horreur du vide suñu toogee communiquer wuñ parce que prudence la ñuy dawal comprendre naa leen dañoo nekk ci état nekk benn démembrement xëy na situation bi elle est inédite moom moo tax xëy na ñu toll foofu. mi ngi noonu dëgg la dafa laaj tey ak xolaat posture yi ak humilité waaye nag bu mu tere ngay génn di wax tey déglu ñëpp nag Sénégal tamit nekk na mbir moo xam ne lu jóg rek ku ci nekk spécialité ma profité aussi sargal sama collègue inspecteurs yi les IEF et les IA. ñoom lan moo ci seen contribution justement les inspecteurs. ñi ngi réfléchir di def ay propositions mais tamit tous les acteurs dañu war réfléchir def des propositions gis nga Abdou Diaw directeur de l'enseignement élémentaire la xerañoon lool daan ànd ak Ali Sall dafa ma daan wax ne ma inspecteur école dafa war a nekk benn champ boo xam ne waame yëpp war a ñëw dañ ko war a irriguer de partout. école bi dëgg la am na ay techniciens yoo xam ne dañu ko dénk mais école bi biiru ñëpp la gis nga tey COSYDEP def na proposition waa ARET ñi ngi def seen liggéey ñëpp gi def seen ay proposition mais nañu déglu ñëpp mais ñi nga xam ne lañ fi teg mais nañ taxaw wax ak askan wi lii nag dafa bees guléet la. non guléet la parce que. guléet la ci ñëpp. guléet la ci France guléet la ci États-Unis guléet la ci tey waa Italie guléet la ci waa Danemark. France sax ñi nga wax wàllu déconfinement di organiser naka lañ koy commencé ci tout tànk yi jëm ñi nga xamante ni mooy daara yi dugg doom yi ba ca gën a kawe mais fii ci Sénégal am na parents yoo xamante ni ñoom it est-ce que amuñ ci avis parce que bu fekkante ne tey kilifa yi jëloon noonu dogal ne dañuy delluwaat ci daara yi gis nga parents yu bëri ne leen. parents yi rek tant que mbas mi jóge fi duñ yóbbu seen doom yi ci école bi. Chérif parents yi rek ñoo ci am avis gis nga école bi xale yi la d'abord gis nga élève bu amul école amul parent bu amul école amul ñi ko seq ñëpp la les élèves les parents d'élèves les partenaires sociaux muy les syndicats les techniciens de l'éducation la société civile école mbiru ñëpp la te faw ñu déglu leen ñi ngi def ay proposition nag proposition yu baax la ministère tamit wax dëgg yàlla am na ay stratégies yu bari ñuy développé ba ci yéen fii gis ngeen li ngeen def seetaan nga sànq salle des profs. seetaan naa salle des professeurs rafetlu nañ ko ministère a ngi def ay effort am na ci lu baax am na ci loo xam ne ñun en tant qu'intellectuel dañ ko war a analyser intégrer ko analyser ko xam nga tey inspecteur du jàngale man su may jàngale dañ may fay inspecteur bu ñëwee di jàngale au niveau élémentaire pour nga jógee ci savoir savant bi mën a indi savoir scolaire bi ngay ñëw tey di jàngale ci télé bi intégrer ne population bi ñu ngi lay déglu mel ni nekkoo tey ci sa école kooku beneen affaire la mais daal li ñuy mën a jàpp mooy effort yi am na effort yi ñu ngi koy def à tous les niveaux ñu ngi koy def ñu ngi jéem a def ay cours en ligne ak yeneen waaye nañu xam nag les réalités du pays nañ dem ci biir dëkk bi nañ dem ci biir réew mi xam lan moo am Médina Baafe xam les réalités yi nga xam ñoo am pour mu bañ a am académie Thiès justement ak feneen discrimination foofu sax laa bëggoon a wax mooy ñi nga xamante ni ay Médina Baafe sax sori nañ wax dëkk yi nga xam ne xam nañ ko ñu buñ waxee ci la wax melax wala et cetera dëkk yoo xamante ni xëy na internet amu fa yooyu aussi est-ce que duñ sóoraale ñi nga xamante ñoo dëkk ci yooyee diwaan. waaw mooy li ma la wax rek mbir mi daal laaj na tey dëgg la intégré données yi nga xam ne am nañ ci adduna bi yëpp waaye nag ñu xool ñun suñu ay spécificité xam nag suñu ay réalité gis naa ay propositions yoo xam ne ñu ngi koy def ñu ne par exemple te nag nañ wax ci système bu ñu wax rek éducation nationale ne préscolaire ne élémentaire ne moyen ne secondaire nañ jàll ba université dañuy wax ci système am na ñoo xam ne ñu ngi def ay proposition yu rafetlu la maanaam dañu nekk rek di conjecturer mooy nga ne man dama mébét wala ma gis ne nii la war a demee mais tey ñun mënaguñ ko xam parce que tey l'avis du médecin rek moo mun a compter pour loolu mais les réalités qui sont là ku la defal benn proposition ne par exemple bu ñu doon def déconfinement nañ ko def de manière partielle jël rek les classes d'examen par exemple ñiy def terminale wala ñiy def troisième te médecin bi bu ne nañu natt suñu diggante am benn écart ñu ne kon nañu éclater salle bi def fii benn juug par exemple boo jëloon benn effectif 50 élèves wala 80 élèves ci benn salle nga bëgg leen a ne kon ñeneen ñi nga xam dañu nekk dans les classes intermédiaires bu ñu ñëw ñu daal di leen juug nag ci yeneen classe te yow xam nga ne da nga am déficit au niveau du personnel nga am benn professeur de philosophie
professeur de philosophie boo jëlee tey pàcc bi nga xam daf leen doon boole ñu nekk fanweer wala lu ko ëpp nga bëgg leen a tas te moom muy kenn. nu muy defee maanaam geste barrière yi mën su ko matale ci jamono ji ci système mu Sénégal. nañu xam noo réalité xam noo données nañu xam noo données man leen renseigner xam lan la ñu am xam nga déficit du personnel am na classe yoo xam ne ñu ngi leen di geler faute de maître déficit du personnel am na ndax dañoo nekkoon di serrer école du loolu école il faut être volontariste. kon gestion bi feeñ na tey ci jamono ji maanaam ni ñu yoree système. leneen dana gën a feeñ parce que waroon nañu régler connectivité bi nga xam ne dafa waroon am dans les écoles ou dans les ménages bien vrai que man fi ma nekkoon dafa nekkoon une zone périphérique ma amoon l'accompagnement des Américains avec l'USAID am yeneen projet yoo xam ne ñu ko doon def mais tey dafa des man bi ma nekkee périphérie la connectivité c'était une réalité benn indicateur la boo xam ne dañu ko doon surveiller au niveau des écoles mais bi ma ñëwee Kaolack li ci gën a garaaw ci biir Bongré gis naa fa ay collèges yoo xam ne amuñu woon dara du ordinateur du tous. ci biir Kaolack bi. ci biir Kaolack ci Bongré fi ma dëkkoon. waaw ndekam Kaolack ko mun tam sakantement village yi nga xamante ni. loolu jafe-jafe la donc duwul na ñëpp ñoo am ordinateur duwul na ñëpp ñoo am téléphone te gis nga tamit ci biir téléphone boobu nañu def ndànk xale yi am na ñoo xam ne tey ñoom ñoo ko gën a mën mag ñi nañu xoolaat nañu reconsidérer waat. gis nga sa révolution épistémologique dafa war a amaat tey mën nga wax benn adulte. jëlal ma benn document Word nga envoyé ma ko en PDF ci WhatsApp mën na ko bañ a man nga jox ko benn xale mu man ko bu fekkoon ne tey loolu xarala yëpp dajale nañ parce que tey nag mënuñu jël rek kaaw Danemark bi nga xam ne dañu réussir seen déconfinement progressif ak seen reprise bëgg ko appliquer fii parce que ñun dañu am ay réalités nous avons des réalités sans compter que tey logique d'académie aussi war nañ ca dem ndaxte mënuñoo uniformiser rek li ñuy jëlal waa Ndakaaru waa Kédougou am nañ seen ay réalité waa Bakel am nañ seen ay réalité waa Tamba am nañ seen ay réalité nawet baa ngi ñëw ci kanam ndax suñuy classe tamit matale nañ ko surtout ça ñi ngi ndax ñoom ñëpp ñi ngi dans des classes yoo xam ne boobu sax laa bëggoon wax l'environnement est-ce que l'environnement scolaire de nos écoles de nos établissements établissement ndax obéir na aux normes loolu yëpp dañ ko xool wax nañ fii 0 abri provisoire waaye wax ji moo xaw a ëpp waaw donc inspecteur li ngay wax ni kon problème la bu posé parce que comme li nga ko waxoon yaa ngi woon ci système bi bokkoon nga ci ñi doon gouverner comme li nga ko waxee noonu ndax yaa jiite woon ni ma ko waxee inspection d'académie ca Tambacounda ak ca Kaolack mais boo taxawee di poser problème yi te ñi ngi xalaat naka leen def ngir génn ci ëllëg bu kër docteur ne jàng mën naa nekk kon day yéeme. waaw ëllëg bu ne mën naa nekk day fekk xaj nañu éradiquer kon mbas mi ba pare. te buñ koy def tamit nag progressivement lañ koy def waaye boobu bul fàtte ne samay collègues inspecteurs ma respecté leen lool muy les IEF et les IDEN stratégie bu dul stratégie ji ne mën nañ ko génne waaye tamit ubbeeku ci askan bi mais intégrer aussi les réalités xam nga mbir mi nañ ci ànd ak tey. bi ma defee document boobu dama wane ne éducation droit la. éducation vraiment pratiquement c'est sacré. waaye tey dafa am beneen droit bu nekk ci kaw éducation le droit à l'éducation am na beneen droit bu nekk ci kawam. mooy la vie droit à la vie mooy wér-gu-yaram boobu. mi ngi noonu dund droit parce que dégg naa ministre de l'éducation nationale Mamadou Talla wax sànq ci journal L'Observateur ne affaire année invalide wala année blanche moom xel xalaatu ko. waaw loolu dañ ko bàyyi di wax mooy li ma wax léegi cette vision mercantiliste nañ ko bàyyi naan année blanche xalaatuñu koog yooyu yeggaguñu foofu tey tamit liñ foog ne gafaga geeg koom mi dañ fa am fu ñu ko war a jëmee déedéet. nañ xool àqu jàngale ñu jox ko jàngale amul njëg l'éducation n'a pas de. xëy na day dalal xel yi pour bañ nit ñi. dëgg la dalal xel yi mais dama ne responsable mais il faut être très objectif aussi nga wax parce que man sama posture tey permettre ma une certaine objectivité day def benn analyse logique d'intellectuel wax dëgg yàlla dalal xel yi dëgg la mais nañu def ndànk année blanche kenn bëggu ko parce que day nekk retard ci xale bi day nekk aussi gâchis waaye bu nu jiital loolu rek il faut qu'on sécurise d'abord notre capital humain. doomu aadama yi waaye dañu survivre ba pare suñu survivre ba pare ñu daw jàll ci leneen lu mu laaj nag ci ay koppar nañ ko def te foofu yi da ngay xam ne éducation bi domaine la boo xam ne dañ ko gàcc ci loosu maire yi les collectivités nañ xam seen rôle. ñi ngi joxe ay saaboog yu kenn xamul mais ñoo war a nettoyer écoles yi bés bu ñu demee bay def reprise mu war a am ñoom ñoo ko war a def nettoyage ak transport yépp ñoom la war. nañ xam seen rôle xam li ñu war a def. bëgg naa ñu wax aussi sur le sort de ñi nga xamante ñoo nekk ci privé bi parce que fi mu toll public bi lañ doon wax mais privé bi am na ñoo xamante ni xëy na ay vacataires lañ ñii nombre d'heures yéen doon jàngale ca la seen payoor doon génn ñi ngi yuuxu sax ne ñaari weer a nga nii par exemple ñu ngi cee jëm amun payoor loolu aussi situation bu compliqué la. waaw loolu njëkk a yuuxu rek moo fi ne
fépp la béttee. mais ñi nekk ci public bi état bi ngi leen di fay. ñi leen comparer quand même. waaw xanaa état bi jéem a accompagner ñi ci nekk aux normes ñu jox leen ay subvention xool niñ koy doxalee waaye réalité Sénégal moo tëddee noo xam ne dañoo mën ay indicateurs yoo xam ne dañ leen di renseigner toujours fexe ba la part du privé gën a yaatu ci système bi dëgg la. bu ñu demee tey ba perturbation daan am dans le public épargne woon privé bi dañ naan non faw examen am parce que presque boo jëlee candidat yi nekk au bac di def bac presque 50% dañu jógee ci privé bi waaye tey lii dafa laal public ak privé man du ma tudd sax sama cas mais ñu bari ñu ngi dans le privé mais jàngiwuñu kenn jàngiwul public demul privé demul dëgg la nag am na ñoo xam ne ci heure yi ñu doon fay ci lañ doon jëkkati di fay les enseignants yi fa doon intervenir loolu tamit état moom moo am cette mission régalienne d'assurer l'éducation mais ñi nekk privé bi dañu ñëw di leen accompagner nañu xool aussi nu ñu waxtaanee mais gis nga lii tey amul public amul privé parce que ñëpp a ngi toog kenn demagul. dem boobu nag li koy motiver mooy la ñu médecins yi di wax. am na yaa ngi koy wax sànq ba léegi bu ñu desee ci ñoom parce que gis nañ ni même waajur yi aussi ñoom ñu ci bëri nee nañ comme seen i doom jàngiwul duñ mën a fay li nga xamante ni kon mooy mensualité yi. xam nga loolu tamit am ñoom ca lañ doon basé wu pour am lu ñu def seen poste. waaw foofu day moom xanaa ñu dawal logique rek ak xool suñu xel waaw bu fekkee ne yow sa doom aussi jàngiwul nga ne da nga koy fayal loolu tamit ñoom ñi nekk privé. nañu xool loolu nan la mën a jaadoo man de maa ngi wax kër maam Ancu man de bëgguma fay weer yi nag wax dëgg yàlla bu ñu ma ko mayoon comme ba xam nga affaire bi xaw naa jafe tuuti te ma bëgg wax dëgg yàlla yokk li ngay wax nii garaaw na de parce que xam nga gars yi sama doom jàngiwul léegi maa ngi koy wutal connexion waaw kon kay wax dëgg yàlla ñoom tamit nañ ma baal weer bi léegi nag personnel fa nekk tamit problème bu sérieux la ndax dafa am ay boroomi kër yu cay liggéey doon yóbbu kër yi donc muy loo xamante ni kon je pense que état bi war na cee defee effort kon xam nga accompagnement bi nañ ko seetaat nañu seet ñi ñu war a accompagner ñëpp tey xam nga am na ñoo xam ne dañu amoon ay engagement dans les banques ñu ne ku nekkoon privé te tey yow jàngiwuloo du moins liggéeyuloo te duñ la fay mais nañ la puusal sa échéance bon enseignants yi tamit ñi ngi wax ne ñoom it ci lañ bokk ñi naan amoon nañ ay xar ma tegee ne lu nekk ñu koy wax mais nañu xool rek ku ñu war a mën a accompagner ci loolu xam ne affaire bi c'est une affaire très sérieuse ñi nga xam ne nag tey dañ leen a jox ordonnance jox leen doole ji yëpp te ñu nekk fi tamit ñu xam ne réew mi ñoo ko bokk lépp lu fi ñëw ñu koy séddale na dem ci ñëpp te ñi koy yeeyoo ñi koy yelloo nañ ci jot li ñuy mujj rek mooy syndicat d'enseignants yi également ñi ngi jox seen xalaat dégg nga tey même ci presse bi également waa SUDES génn na ñoom it di jox ay piste ne mbir yi waroon koo sarxe comme ni ñu koy waxee gaawantu ko mu mel ni kon affaire yi laaj nag dal kam dafa laaj dal kay xoolaat posture yi humilité ñoom ñëpp laa liir ba pare déglu ci tamit sama xarit baaxum def na déclaration sama xarit la bu baax a ngi noonu def na déclaration mooy SAEMS CUSEMS dafa laaj dal c'est des partenaires sociaux c'est des patriotes nañu def ndànk aujourd'hui ñëpp ñoom ñooy veiller ci affaire bi xam nga réew mi toll na foo xam ne fii benn engagement citoyen moo fi am ñoo fi nekk ñëpp am nañu xam-xam ñëpp xam nañu mais duñu seetaan kenn di def leneen loo xam ne du noonu ñoom ñëpp seen taxawaay rafetlu naa ko nañ déglu ñëpp nag mbiru école mbiru ñëpp la les partenaires sociaux c'est des parents d'élèves mais c'est des professeurs c'est des enseignants. li ñuy def bëgg nañu mais ci wàllu stratégie foofu lañ bëgg a terminer sax gis nañ ni quand même réew yu bëri dañoo xaw a mel ni nuroo ay jéego ci wàllu gis nañ par exemple France wax naa ko sànq déconfinement progressif bi ñu wax ak tamit ni ñu koy tàmbalee ci wàllu njàng est-ce que jàpp nga ni Sénégal mën naa dem bay roy loolu. waaw dinañ ko jéem a roy dañuy bëgg nag toujours rek di roy ci loolu waaye nañuy déglu tamit Baye Modou. nañu déglu Baye Modou li mu ñuy wax parce que Baye Modou li mu ñuy wax daf ko jëlee ci réalité réew mi. kuy Baye Modou. Baye Modou penseur la rek Baye Modou c'est un grand linguiste tey bu ñu lay wax fii en linguistique ñu naan la ay naam Chomsky wala ñu lay wax ñeneen mais Baye Modou bu taxawee ne la sa tuñum ko bu daggee sa ëppatalaw réer na la sa ëlawlaw moo lay dese Baye Modou xam na ne le peu et le be était un bilabial maanaam nañuy sukkandiku ñun ci suñuy aada suñu cosaan ak suñu langue ak suñu kàllaama ak suñuy réalité bañ am complexe su kenn dëgg la am Danemark réussir nañ ko la am France réussir nañ ko mais bu ñu bëggee réussir li nga xam ne fii Sénégal la ñu réconcilier avec notre génie propre nañ xool suñu ay réalité ak suñuy mag ak suñuy maam ni ñu daan defee
te duñu tere ubbeeku ci àdduna bi tey déconfinement bi doon am tamit de manière progressive lay doon proposition yi nga xam ne ay COSYDEP ak ñeneen def nañ ko mi ngi fi c'est des propositions très pertinentes mais li ci jiitu nag mais ci wàllu hygiène la hygiène bi d'abord cet gi d'abord te loolu nag maire yi la matalaguñ ko ci daara yi maanaam ci tënk nañu defar loolu bu ñu paree ci loolu ñu def peut-être déconfinement progressif parce que ba doon nañu wax ni tey am na ay cas isolés am na ay académie wala ay régions yoo xam ne mbas mi dugg foon peut-être ñooñu mënoon nañu ko jéem a def wala ñu def benn reprise progressive par def benn plan tamit pour accompagner leen mais loolu yëpp tey dafa laaj def ndànk mais fi gën a yéeme nag man réflexion système laay def du ma yem ci préscolaire wala élémentaire wala moyen secondaire mais demal université yow buñ delluwaatoon tey université ñun pour ñu am suñuy diplôme dana jafe ñun bi ñuy nekk élève bi ñuy nekk étudiant dañ doon am salle dañ doon am lal nekk à deux buñ ñëwee maîtrise war a bind mais dañ doon nekk individuel mais aujourd'hui léegi la gën a compliqué mais aujourd'hui c'est la promiscuité on voit 8 à 10 man dama fay dem xam naa li fa nekk 8 à 10 étudiants dans des chambres et quand on est hanté par la précarité de sa situation on ne peut pas être performant jërëjëf ñu koy sant kon di ko gërëm moom Alioune Ndiaye waxtaan wi am na solo ñu doon wax rek mbokk yi wàllu njàng meeg njàngale mi ak mbas mi kon fii ci Sénégal tey ñi ngi ci 832 cas ci Sénégal kon gis ngeen ko sànq ministère de la santé wax na ko tey nag am nañ juróom fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama yoo xamante ni kon ñoom la mbas mi laal ci ñoom juróom fukk yi ak benn di 51 ya ay cas contact la suivi par les services du ministère de la santé wante am na juróom-ñetti cas communautaire yi nii la tëddee benn ba ca Patte d'Oie ba ca des sa Touba juróom-benn kon ma nga ca diwaanu Thiès ñu koy gërëm kon moom inspecteur Alioune Ndiaye kon di inspecteur de l'éducation nationale maa ngi koy wax sànq jiite woon na académie bu Tambacounda ak bu Kaolack ñu bàyyi la nga tàggoo. mais jërëjëf Chérif di leen sant di leen gërëm di wan wax dëgg yàlla effort yi ngeen def wax dëgg yàlla salle des professeurs effort la. yéen a ngi koy def waaw ñuy kon di jaalaat suñu nijaay jooju di Massamba professeur. waaw di ko wax dëgg yàlla initiative bu baax lay jël di ko jàlle tamit Sam Mangane ak sama mbokk yi sant maar yëpp. ak ñu ngi koy ziar moom ci bitim tam réew mi ngi France di suivre lépp. di suivre lépp wax dëgg yàlla yéen a ngi def liggéey bu rafet bu mucc ay fii nag man sama kër la saa bu ngeen ma soxlaa danaa ñëw. incha allah te li ma xalaat moom danaa ko wax. noonu la waaw buñ lay rey te waxal dëgg. del wax ni nga fi wax kay dara ñaaw ci wax ji am na solo. merci beaucoup ñuy déglu ñëpp comme ni nga waxee ñu bàyyi leen mbokk yi ak programme télévision Futurs Médias ci kanam wareefu Ramadan ngeen ànd ci ak yaa Seyda Fat Bintou Oustaz Mor Thiam ñu wéeg yéen ci programme bi incha allah rédaction TFM jox leen daje ci kanam 13h ak Soxna Naata Mbaye